asalaamaaleykum mbokk Sénégal ni ñu koy defee saa su nekk altine bu nekk ci seen émission autotransport nag nekk na émission boo xam ne di leen jukkil lépp luy xibaar ci wàllu dëkk dema dikk bi muy jaww ji géej gi mu wala tali bi galaa ñuy nag soobu ci waxtaan ñu ne déwénati yéen ñëpp waa Sénégal baal leen ñu àq ndax géjoon nañ def émission ndax bu ñu jógee ci tabaski suñu mbokk chauffeur yëpp yi nga xam ne da ngeen di jàpp ne ñoom ñu ci bëri dañoo demoon seen dëkk ziar seen mbokk yi loolu nag Sénégal noonu la bindoo ngeen jàpp nag waaye tey nag dañuy waxtaanee mbir boo xam ne bu am solo gis nañ ne fan yi ñu génn ne dañoo yokk mbirum document yi nga xam ne mooy tax ñu dem transport muy mel ni permis bi wala carte grise bi ak lépp moo tax tey thème bu ñuy waxtaanee mooy hausse des tarifs des documents de transport quelles conséquences moo tax tey ñu dalal ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc si wàllu dem dikk bu aajoo ci tali bi kenn mu waratu leen présenter Sénégal ku ci mel ni Alassane Ndoye bokk nag si coordination des professionnels des transports routiers du Sénégal en même temps mu jiite syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal keneen ki nga xam ne tamit moom la ñu am muy Mor Sourang tamit bokk si kuréel boobu nekk nag jiitam ak ki nga xam ne nag mooy Abdou Karim Seck tamit bokk nag ci syndicat bu Alassane Ndoye bi galaa nag ñuy soobu ci waxtaan ñu may sunu mbokk yi ñu nuyonteeg téléspectateurs yi Alassane Ndoye. waaw asalaamualeykum wa rahmatullah Théo ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu itam sénégalais yi yëpp waaw xam naa di ñaan yàlla rek moom li nga xam ni moo jaaxal ñëpp muy mbas mi yàlla dimbali ñu ba suñu borom dàq ko ba kenn dutu ko dégg te mu kenn bañ cee loru te loolu daal laa doon nuyu rek di wax asalaamualeykum wa rahmatullah ñu wax ak Abdou Karim mu nuyu wax téléspectateur. asalaamaaleykum Théo ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp ak bépp suñu bépp mbokku étranger itam bu ñuy seetaan non seulement ci biir Sénégal mais ci bitim réew di leen wax ne rek ñoo ngi leen di massaw ci mbas mi nga xam moo am ci mbedd ci Sénégal mais aussi ci àddina bi yëpp di jaal képp koo xamante ni ñàkk nga ci sa mbokk. képp koo xam ne itam dal na la te mu dese ay séquelles kon nag ñoo ngi daal nuyoo soog a wax dugg ci mbir mi bisimilah. Mor Sourang. ñu nuyoo téléspectateurs yi. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallim barke borom Touba Mbacke barke Serigne Cheikhouna Abdoul Ahad Mbacke. damay tàmbali ci Théo di la nuyu di nuyu assistance bi fi toog yëpp di jaajëfal le camarade secrétaire général Alassane Ndoye mi ma invité ci plateau bi pour ñu bokkandoo jàngat transport wane feebar bi fi mu toll pour ñu jéem a seet nan lañ koy saytoo jërëjëf mbokk yi. waaw léegi maanaam Alassane ci yow la ñuy tàmbalee waxtaan bi. Alassane dafa am loo xam ne tey nag di ngeen jóge ci situation duggaat ci beneen mooy jamono Covid ba léegi sax mu ngi wéy di law ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la andi ci wàllu transport. jotoon ngeen fi maanaam toog presque ay weer yu bëri yoo xam ne liggéeyu leen ngeen tàmmaliwaat liggéey waaye tey am na problème ci transport ci ak mbirum Covid bi lan mooy problème bi. waaw comme nuyoo woon naa rek ma jóg dugg si sujet bi nga xamante ne bii moom nga laaj xam nga li fi jaar ba jàll muy mbas mi ak li ñu indi woon si ay gàllankoor si transporteurs yi loolu la ñuy wax feebar dañoo feebaroon nag. bay faju ba yaakaar a tane léegi ñu jekkali leen loolu foofu la transport toll waaw bu ko defee nag nit ki nga xam dafa feebar nga war ko fajoo ko mu jël garabam faju bay wér nga dóor ko yet mu jekkalu ko loolu la état bi def transport fi mu toll. lan moo tax na nga ne dañ leen jekkali. waaw mooy xam nga ni moyens transport toog ak déficit bi ñu am ak li ñu dégg ni ñoom la ñu jagleel transport pour mu mën a soulager li nga xam ne moom la ñu perdeloon xam nga ni loolu mu ngi mel ni ku yalwaan rek ñu sarax la luñ soxlawul su fekkee loolu dafa jàll nag transporteur yi di kos-kosi pour war a dekkiwaat ñu ñëw indi lii nga xam te ni moom la ñu indi loolu mooy nit ku feebar nga jekkali ko rek mooy lan mooy ku xam oto ni mu toll plaque numéro yi ni mu toll ku ko xam ni mu toll li ñu leen tegoon képp mënuñu ko 20 000 francs dafa ëpp ci benn plaque
waaw bu loolu doyul ñu ni 45000 loolu lu nit ñàkk xam-xam xam ni ñi ñu koy laaj ay dof lañ leen jàpp mbaa ñu bëggul dara parce que mu ngi mel ni rek soow dafay am niw ci kaw lépp lu doon njariñu transport état bi bëgg na ko jël même bu dul état bi mu wutal juróomi nitam yoo xam ni xaalis la leen di wutal rek ñu créé loolu nag jàpp naa ni ñu kuy dund ci transport waxuma la sax ku dundul ci transport parce que borom particulier yi génnuñu ci loolu kon ñun dañuy woo ñëpp ci yéene bi nu am ci défendre askanu Sénégal. te yemuñu si maanaam mbirum carte grise permis bi tamit noonu la mel. waaw permis moom defe naa ni am na suñu benn waay bu ñu dendal léegi ñuy wax Assane lii mu ngi si mbooloo mi toog defe naa bi ñu wootee hôtel ñuy lancé permis de conduire matoon nañu 100 et quelques personnes ci Sénégal gépp la directeur transport terrestre woowoon ba ñu lancé projet bi ñaari nit lañ jox kàddu ñetteel ba muy man ñi jot ko jël kàddu lu ñu wax mooy projet Macky Sall bi projet bu baax la lii yàkkamti nañu ko ndax naang mooy sécuriser transport wax ba pare dama leen ni man projet boo xam ne si mbuus la ñu ko def muy piis mun naa ma ni que man mënuma see d'accord te teguma ko bët xam li nekk si biir piis bi lan la man Alassane man d'accorduma fekk xaw ma lu ne si biir piis bi. kon njort nga boobu fii lañ jëm. moo tax ba nga xamante ni bii jël naa kàddu ma ni man d'accorduma comme d'accorduma nag bi ñu def pause café ma ni leen man dem naa ñun ma kaay jël sa per man leen may naa leen ko loolu moo tax la ma bañoon nag bu njëkk ba léegi moom lay bañ saa yoo bëggee teg nit ñi lu dul yoon man Alassane damay taxaw bañ moo tax bi ñu indee problème mu carte grise bi waxoon naa ko sa permis ñaa leen si permis la ñu toll bu ñu paree si carte grise la ñu jëm te bu ñu demee si carte grise loxo dina dem gémmiñ loolu Cheikh Omar moo ko dëggal moo ne bés bu ñu àggee si carte grise yoox dina juba fu ñu ko faagawul Cheikh Omar Gueye moo wax loolu te yemuñu rek nag ci di leen fay ko 45000 mais ñu nga jëm si oto bi numéro bi baaxul sa lañ jëm te waxuñu ko nit ñi saw foofu la ñu jëm waaw ndax bëre boobu mosoon nañ ko def ak ñoom amuñu si ndam mais si carte grise yi nga jëm nii da nga dégg ñoo oto yoo xam ne débuté nañ leen ni leen seen carte grise baaxul loolu nag laa bëgg ñëpp bàyyi si xel ñu jóg préparé wu fi état bi bëgg dem ak ñun wala boog nit ñoo xam te ni bii xaalis la ñuy wut ci transport ñu teel a bëre ak ñoom pour saafara loolu. dégg ñëwaat Abdou Karim ci mbir bi nag gis nga ni ngeen jugee si situation Covid comme ni mu ko waxee ngeen ñëwaat ci beneen problème mooy ni ñuy yokkee maanaam document administratif transport yi ci yow sa jàngat loolu noo ko gisee. bon d'abord ci Covid bi effectivement dañ jóge ci situation boo xam ne transport bi yëpp nekkoon à genoux te loolu yaakaar naa ne képp ku nekk ci transport ku ci néewul sax xam nga loolu transport ak tourisme daanaka ñoo ci gënoon sonn mais aussi nit ñi sonn nañ ci ça parce que transport fu mu taxawee rek lépp sooxe liggéey bi ki doon liggéey mënatul liggéey te ndàmpaay li ñu jox c'était insignifiant d'abord ñu ci bëri jotuñ ci njaga njaay yi ci taxi yi ak ci ñeneen ak ñeneen mais en plus dafa néewoon par rapport ak li ñu perte. mais est-ce que loolu may dégg ñu ne am na ñoo xam ne sax boo ko xaymawee ci par maanaam boo jëlee par regroupement am na ñoo xam ne ci ay gaar yoo xam ne bu ñu leen calculer ku nekk 4000 lay am wala 2000. oui bon taxi boo calculer woon je crois qu'on était dans l'ordre de 3500 à peu près par mois bon boo ko joxee ñaari yoon muy 7000 quoi bon. bref c'était insignifiant vraiment bëgguma sax dugg ci détail boobu parce que li ñu joxe woon dafa néew ba nga xamante ne bii mujj ñu ko joxe d'abord mujj ñu ko joxe ça il faut le retenir je sais pas fan la gars yi jëlee seen bilan boobu ñu présenté pour les 1000 milliards mais transport ñu ci bëri plus de 80% jotuñu seen xaalis waaw donc soit parce que amuñu information bi ci war soit parce que ñu lee jotuñu information bi ci war waa administration donc vraiment c'était ridicule li ñu joxe bon ñi jotoon a am dëggantaan daal te mu tane mooy AFTU ak Dakar Dem Dikk ça il faut le dire AFTU manque à gagner bi dépassé na largement li ñu jot parce que ay 400 000 je crois li ñu jot 200 et quelques deux fois et ça dépasse largement li nga xamante ne li manque à gagner bi ëpp na loolu foofu di dem parce que koo xam ne kii war nga am peut-être 1 200 000 par mois en revenu brut waxul ma kii yi nu mu tudd
waxaguma dépense yi ngay def ak salaire yeeg yooyu mais boo demee bañ lay joxee 200 000 quand même vraiment des na quoi Dakar Dem Dikk en a profité oui parce que ñoom dañu am compensation ba pare amati loolu ndàmpaay bi te mérité wuñ ko je le dis je le répète partout mérité wuñ ko parce que ci daanu lañ dëkk toujours hein c'est la sécu la caisse de la sécu li daloon caisse sécu France moo ñu dal ñun ci Dakar Dem Dikk mooy lekkukaayu xaalis boo xamante ne bii vraiment état mi ngi ci dugal suñu xaalis pour rien tout parce que ce qu'ils font afti mën na ko def Njaga Njaay yi mën nañ ko def parce que Njaga Njaay ak afti benn la ah ils font au moins 4 fois plus que Dakar Dem Dikk bref ñoo ngi jóge ci coono bu métti mais man gisuma lan moo war a mun a mandiloo nit je dis pèse bien mes mots parce que lii. dafa mel ni ak Karim li nga wax garaaw na. non Karim li nga wax nag garaaw na mandiloo. c'est l'ivresse non mais yéen a ngi autotransport nag. waaw yéen a ngi dégg nag. xam nga lan mandi mandiloo bi même Karim Seck nee na nan la nit mën a mandiloo ba di yokk tarif. ba di yokk tarif fi ñu toll. waay déet fi waay ñu toll. lu tax nga wax loolu. weesuwul mandi. ivresse li tubaab di wax ivresse. waaw weesuwul loolu. parce que nit ki doo jànneexe ba fekk ay nit ñu soox ñu sonn ba teg seen genou par terre mënatuñu dem. ñoo ngi waaj sax xalaat nu ñu leen di téeti encore bien que yeggaguñ ci décider guñ ko rek mais parce que bu dee mbas mi boo xoolee nombre de morts nombre de maladies test positifs yi am chaque jour waroon nañ ko mën a décider ah deuxième vague bi ñun troisième vague moo raw foofu deuxième vague kon la taxoon ba ñu décider loolu vague waroon na mën a tax ñu décider ko ci troisième vague bon li tax ba defaguñ ko xam nañ lu tax parce que aussi c'est lu ñu ndaw. Bon, alors, bref, je ne peux pas comprendre, nous ne pouvons pas comprendre que nit ñu sonnee nii à ce point nit taxaw ne dama leen di gën a bund xataal dama leen di gën a sonnal li ko waral mooy mandité def lu la neex te kenn du la ci wax dara mandité googu laay wax nit koo xam ne dem na ba yaakaar ne lu ko neex def te dara du ko ci fekk Balla Seck bi nga xam ne moom mooy directeur u Sopre technologie xaritu Mansour Seck la Mansour Faye xaritam la Mansour Faye bu ko neexee lu ko neex mu def mais bu demee ba xaritam bu ko neexee lu ko neex mu def itam y' a problème Sopre technologie directeur am Balla Seck moo signé benn avis au public boo xam ne en tête bi à gauche on a le ministère des transports en tête à droite on a le projet Cap Karange dirigé par la direction des transports routiers donc état bi ñoom ñoo nekk en tête en signature c'est une société prestataire de services Sopre technologie Balla Seck xaritu Mansour Faye mais mandité weesuwul nga dem ba sañ a def lu mel noonu yokk ay tarifs et sur la base de quoi d'un arrêté qui existe on a vérifié l'arrêté existe bel et bien donc état bi moo ko signé Mansour Faye moo signé arrêté bi mu ne arrêté numéro 26 273 026 273 du 14 juillet 2021 moom mooy yokk tarif yi waa ji ñëw def ko ci turu état bi signé arrêté bi nag gisaguñ ko journal officiel boobu ba léegi mais dëggal nañ ma ne waa jot naa nit ci transport routier ku ma ne dëggal nañ ko effectivement ñoom la foofu la jóge xam naa dinañ ñëw ci kanam alors maintenant moi je dis une chose d'abord c'est une faute administrative qu'une société prestataire de services di signer avec l'entête de l'État pour yokk ay tarifs de but en blanc le 28 la ko signé le 28 mercredi 28 le vendredi 30 ñu appliqué ko sans avis lu may affiche boobu yëgaluñ ko kenn discuté wuñ cee kenn waxtaanuñ cee kenn tarif yoo xam ne carte grise 7500 dal 15000 mais bañ doon def sax bañ doon soog a yokk mel woon noonu te boobu dañu avisé woon ñëpp waxtaan ak ñëpp mais bi yoon ñu jël mais moo tax may tudd mandité parce que c'est l'ivresse du pouvoir loolu neex nga def bon kenn du wax dara donc tu exagères c'est ça l'ivresse du pouvoir dinañ ñëw mandi sàngara de bon maintenant ce que je voulais ajouter simplement nga baal ma rek mooy ne ñooñu ba ñu defee loolu yaakaaroon nañ ne ça allait passer comme lettre à la poste mais cette fois-ci bii moom du jàll bu soobee yàlla ci kàttanu yàlla. mooy dinañ ñëw ci kanam tuuti conséquences yi ak li ngeen fas yéene maanaam def Mor Sourang. waaw affaire bi jaaxal na ne mais Karim lu mu wax nee na ivresse pour ni ñuy appliquer jëlee tarif yi rek yokk ko. gis nga secteur du transport lañ leen di defi dikkagul. déet waay parce que ñaar ak ñett ak ñeent ciy bañ. toog naa ci réunion ministère kilifa gu mag ci transport ni
def leen li ngeen bëgg a def waxu waaw buur la tudd waxu buur waaw la tudd. ma ne ko bu waxu buur sante waaw it fii ay dag nekkuñu fi lii xew tey leneen lu ko gën a garaawe ngi ñëw parce que ba ñu defee projet wu Cap Karange ñun dañu leen wax ni nañ ko toog waxtaane ko coow li bari ñu dem ba valider ko yóbbu ko jox ko le ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne bi coow li baree ñu wooñu concertation Novotel alors que réunion d'information la woon man dama lànk demuma mais camarade Alassane heureusement dem na bi mu demee ba mu waxee ni projet président Macky Sall kenn projet bi baax na waaye nañ ko xool point par point seet liñ ci war a def nit ñi dañoo jóg ne ko président Macky Sall projet bi moo ko moom kon kenn du ko yàq ca ma jàpp ni projet wu document administratif yi tàmbali na sous le président Ablaye Wade man kilifa nee na ma Elwet Pakar d'accord na pour ñëw mais renouveler le permis képp koo xam ni kii am nga ko gratuitement ñu bees ñi fay lii am nag man de du ma bett te bu ñu xëyee suba sax ne plaque 100 000 war naa mën a nekk parce que gannaaw lu ñu la wax nga ni waaw lu ñu la wax nga ni waaw kenn du ni déet kenn ku nekk yàkkamte nga ministre wala président wala directeur nga ni mooy sama xarit jël numéro téléphone am. kon daal yow da nga jàpp daal fu mu toll nii transport ni nu mu tëddee nii mooy maanaam waa transport seen bopp ñoo ko nangu. waaye dama ne la transporteurs yi ci boppam ñoo yàq transport ak acteurs yi maa wax loolu te kenn du mën a dindi loolu ñu ngi nii di def renouvellement ci gare routière yi jël ay nit jox leen ay oto ñu am rangu oto bu bees ak rangu oto bu màggat nañu xool ñan nañu jox oto yi est-ce que góorgóorlu ba Bass Ndiaye jox nañ ko oto est-ce que keneen jox nañ ko oto booy def renouvellement da ngay tàmbalee sur le bas peuple yéeg ci kaw waaye renouveler jox ay oto ki la neex muy ki nga xamante ni moom ngay gis ci béréb borom 7 places ba ca gare routière ba amul oto mais loolu ça veut dire que quelque part affaire bi ñun la. kon daal bu ñuy yooxu mooy projet renouvellement parc automobile bi discrimination daf cee am. waaye dama ne politique la c'est du populisme kuy renouveler ci nii xam nga ni du dox nañ ma wax ban renouvellement moo fi am ci président Ablaye Wade ba léegi bu dox nañ ma ko wax booy def dara nag doxul wolof dafa wax ni boo xambee taal mu lànk Alassane toog fële wala Abdou Karim na la jox ma xambal la taal bi bul am kersa jox ko mu xamb taal bi ba xam dana boy feeg ñi ngi déglu ñi ñu warut a déglu di tëj seen i nopp ci ñi ñu war a déglu affaire bi lu baax man nag damay jàpp ni transport dafa sonnagul rek moo waral luñ ñu teg ñu nangu ko mais ku ne xam na ni numéro yi niñ ko tegee jaaduwul ci yoon yow état yaa moom carte grise yaa defar carte grise Alassane Ndoye defaru ko yow nga ñàkk xarañ ba defar carte grise bu ñu mën a foo nga ñëw ni Alassane sa carte grise bi da nga koy changé waaye yaa koy fay support bi état ko war a fay yu mel noonu la ñu waxoon maak Karim mii tëju nañu fii ba 2 heures du matin bind ci lettre Cheikh Oumar Gueye defal ampliation président de la république Mohamed Boun Abdallah Dionne ak kuy kilifa ci réew parce que xam nañu ni boobu li mu bëgg Cheikh Oumar mënu koo régler mais ba fii may wax ak yow kenn tontu wuñu Karim laay jël seede toog nañu fii représentant ministre bi wooñu nañu li ngeen yónnee àggul Karim bëgg wax ma ni ko yónnee ko ba léegi kenn woowul transport du seen préoccupation du seen itte ñàkk ji mu nekk nag ñàkk seen itte man du ma ci xool kenn nanu xoolaat suñu bopp. Alassane am na mbir bu doy waar bi Mor wax de nee na daal fu mu toll nii daal transport daal seen jàngoro si seen bopp seen biir la nekk njabootu transport si boppam moo tax tey moo andi problème yëpp yi am ci transport. waaw Mor wax na dëgg waaye loolu feebar la rek boo xamante ni bii feebar dañ koy faj Mor wax na dëgg waaye yaakaar naa ne fi mu toll nii képp kuy dund si transport feebar bi nga feebar benn piqûre moo koy faj te ñun ñëpp xam nañu ko. mooy ban mooy lan ànd nekk benn. man nag wax la ma waxoon rek moom laay waxaat wax naa ni bépp ministre bu fi ñëw te di déglu Cheikhou Omar Gueye directeur transport terrestre la ma waxoon dama ciy dellu boo fekkee transport 10 doo ko yóbbu 11 parce que ministre bu fi ñëw li mu lay jëkk a góondee mooy xam naa secteur du transport li mu lay jëkk a defal mooy convoquer la Sénégal gépp ñëw mu ne ministre bi Sénégal a ngi nii banque ay loxoom yow ministre bi doo xam foo leen di jëme parce que ñi nga woo xamoo leen xamoo seen i yitte bu ñu wooyee ba ñëw nag mu bàyyi la ak ministre bi xam fu mu leen jëme ma wax ni li erreur bi may wax rek ni ministre bi mu ngi continuer di ko def
man ministre man daf maa woo ma jàpp ni li tax mu woo ma mooy mu am ay conseil si man yoo xamante ni bii xëj na dina ko jariñ wala mu ñàkk ko jariñ sax moom mais bi ma wooyee man jox naa ko ay conseil ndax conseil yi ma ko jëkk a jox mooy si parc automobile bii ñu fi indi muy mini 14 places yooyu. da nga jàpp boobu baaxul. keroog bi ñu ko fi indee ma wax ko ni que man gis naa la monsieur le ministre ngay jox remise de clé te loolu waroo ko woon def bi nga ñëwee nga woo nit ñi jam ñaajo nga wax ni lépp loo xamante ni bii day gàllankoor transport ku koy def te waruloo ko def loolu si lay jëkk taxaw pour saafara loolu ñun ñëpp dañoo amoon njort ni da nga changé transport bi mais keroog bi ma la gisee ngay jox remise de clé oto yii laa ni tentar nañ la erreur. li tax nga wax loolu. moom ci boppam moo ma wax ni mag oto yooyu maa ngi joxe kale yi waaye xaw ma si dara ma ko wax de li ma lay wax nag daa am seede su ko miimee ma woo ña nga xamante ni ñoo ko fekke woon mun ma xaw ma si dara dañ ma doon joxale ay kale rek ma ni ko loolu erreur la en tant que ministre doo joxe loo xam ne xamaloo lan la monsieur le ministre mun naa ma ni ko oto yooyu ngay gis Cheikhou Omar Gueye mii mu ngi si biir projet boobu. déet waay. Cheikhou Omar Gueye tëb. ah. waxoo dëgg. ma noppi rek c'est grave may ma tuuti rek mu ngi si biir may ma tuuti rek man kay dama ko wax ministre ngi toog am na ñu ko fekk si président regroupement yi bu ñu see yeggee mën la diw la waxoo dëgg ministre kay dalal ma ne ko bàyyi ko kii mënu la toog xam nga nit boo ko jamee paaka si biir foog mu tëb Cheikh Omar dama ko jam paaka foog mu tëb ma ne ko moom mii mun a ma ne ko ministre bi boole na ma ak moom ñu dem Chine boole na ma ak moom ñu dem Italie boole na ma ak moom ma dem Espagne saa yu fa demee la muy doxal gis naa ko procès bi fi ñëw tam mënu koo jiite du procès bi du jàll ñun ñaati procès lañ fi indi fi ñun ñoo ko andi Abdou Karim ak Mor Sorong bi ñaati procès dem nañ fi Chine dem nañ fi Italie procès boo fi indi te dirigé wu ko maanaam jël la sa baax du sa ànd. kon daal loolu nag bi mu amee mooy deuxième. mais dama wax ni Dakar Sénégal dem dikk bi keroog biñ ko instauré woo ñun transporteurs yi ministère de transport Obert Sagna ba ma ko ne dégg naa ni oto yii état bi daf ko bëgg a dawal lu ma wax ku la ko waxul dëgg oto yi état du ko mus dawal lépp lu privé man yoonu état nekku ci ani mu tey ba président wootee jëm ñaajo ñu def remise de clé kon lañ jox clé yi di ko woon njaay ani clé yi ani oto yi Dakar dem dikk ñoo ko jël séddoo oto yi jox ko hôtel yi ak yu kenn xamul année lu si transporteur yi am ma ni transporteur yi nañu yeewu ak chauffeur yi ak apprenti yi ñi nga xam ne si transport la ñuy dund nañu xool ñi nga xam ne ñoo mën a doxal transport ñu jox leen transport bi ñun ñi mën nañu ko yor defuñu fi la ñu mënul li ñu xam si transport xamuñu ko dama ne intellectuel yi nekk suñu biir ak ñi nga xam ne dañu pratiquer transport buñ ñu joxoon transport lu si yàqu nun la dootuñu nangu nag ku xamul sax fu collectionné oto nekk nga ñu jiite ci transport du dañ ko nangu loolu daal laa doon leeral ñu waaj nag préparé wu bëre bi bëre nag boo ko dee préparé wu da nga uti gàllaaj dinañ ñëwaat ci bëre bi voilà dinañ ñëwaat ci bëre bi asalaamaaleykum Karim man li ñu wax man moo ma jaaxal quoi dama tiital Alassane nee na daal doom bi mu ngi ci biir transport te lu dàq directeur des transports moom mooy buum mi projet bu mu bokkul rek da koy xajamal waaw loolu li ko jiitu y a un arrêté mën naa leen ko rechercher wax la ban arrêté la boo xam ne bi dafa désigner ñetti nit directeur de transport ci la bokk directeur d'études ak benn conseil au premier ministre à l'époque pour que ñuy diriger lépp lu jëm ci renouvellement transport te ñun yëguñu ko. mais ça c'est grave. mais non mais je peux te président loolu c'est grave ah. même quand d'autres personnes décident à la place des acteurs du transport. merci pour mener à bien la politique du transport qui est un outil indispensable bi nga xam ne waroo jëmal réew bi kanam askan bi yëpp di xalaat ci transport pour mën a faj seen soxla. bu ñu ko amul du ñu dox seen soxla ñetti nit bëgg a décider à la place du transport routier président de la république on t'interpelle à travers cette émission yeewul ñu ngi lay nax si secteur bi am na ñoo xam ne ñu ngi jël di aakimoo di nax sénégalais yi di nax aussi acteurs transport yi di jël seen yëf loolu c'est pas normal loolu moom c'est pas normal président il faut se lever. alors cette commission là qui comprend plusieurs personnes dont ces trois là moom mooy diriger boobu ba léegi transport renouvellement mais renouvellement ñun ñoo koy def transporteurs yi ñooy dem tànn loolu la Ablaye Wade waxoon et il était bien parti dans cette voie là moo créé AFTU
transporteurs yi ñoo war a demal seen bopp xool oto bi leen doy dafa noonu di ngeen wër àdduna bi yëpp xool li leen doy malheureusement Idrissa Seck est venu bon ak sud bi xam lañ nu bu demee andi ses copains de Sococim Ousmane Diop ñu daal di créer Tata Sénégal qui était une filiale de Tata International bon voilà et on connaît la suite Senbus ce n'est qu'une filiale c'était une filiale boo xam ne dédiée à des véhicules à monter des véhicules Tata loolu bi muy amee problème yi yëpp ci la amee parce que wutatuñu woon le meilleur véhicule mais le moins disant donc le moins cher et qui était très mauvais gis ngeen Tata yi ak Ndiaga Ndiaye yi léegi Tata yu ndaw yi yu njëkk yi ñoo ngi Ndiaga Ndiaye yi léeg-léeg sax Ndiaga Ndiaye gën a bees Tata bu njëkk bi 16 LP 16 13 yi alors donc qualité bi newu ci woon et le prix était bon 21 millions 20 millions et poussière alors loolu moo andi déviation yi bien sûr li gën a yàq projet AFTU bi mooy concurrence déloyale bi ñëw na jaxase parce que kenn yilifatul kenn état bi organisé wul régulé wul transport et c'est son rôle régalien loolu la war def loolu mooy wareefu état mooy organiser réguler ba pare jubal maanaam sanctionner s'il le faut sensibiliser s'il le faut mais loolu état defu ko kon lan la fi war ñoom ñoo ko bind ci loi d'orientation bu bees bi exposé des motifs maanaam li waral loi bi ñu bind ko premier élément bi dañ ne faiblesse institutionnelle u état bi daa néew doole. justement bon ci kaw loolu gis nañ tey floraison ay càq-càq. mais lu nekk am yoo xam ne man vraiment dama comprendre. waaw mais loolu yéen est-ce que yéen. attiré ngeen attention bi ci loolu benn affaire bu ndaw. waaw benn affaire bu ndaw. waaw arrêté Mor Ngom ñun noonu lañ ko tuddee bu 2012 bi autorisé vélo taxi dans les régions maa ngi dégg souvent Cheikh Oumar Gaye ak ñeneen waa ministère bi ak waa même ay journalistes yoo xam ne xëy na c'est gëstuwuñu bu baax di wax naan arrêté boobu dafay interdire transport de personnes par vélo taxi dans la région de Dakar ma ne c'est faux et je le dis haut et fort na ngeen liiraat arrêté bi mi ngi ci journal officiel du Sénégal yaakaar naa ne amul dara lu ko gën dëggu amu ci fenn fu ñu teree transport de personnes par vélo taxi dans la région de Dakar dañ ne dañ koy autoriser dans les régions ma ne ñaata région moo am Sénégal bu dul 14 wax leen ma ndax 13 la wax leen ma rek. kon daa am flou juridique ci texte bi 14 régions moo fi am. waaw ndax Dakar ci la bokk wala bokku ci. bokk na si ci la bokk kon ci région yi Dakar ci la bokk vélo taxi c'est autorisé pour le transport de personnes nañ bàyyi wax jooju léegi nag buñ ko bëggee interdire nañ bindaat arrêté bi nañ dem corriger ko waaye bu ñu interpréter li arrêté bi wax mooy dans les régions parce que affaire bi ça se situe au niveau de chaque région autorisation yeeg yëpp mi ngi yem ci gouverneur des régions loolu tax ñu ne dans les régions mais kenn newul ne Dakar amu fi loolu nag erreur bu mag la te lu ñu war a corriger la parce que bëggu ñëw aussi transport de personnes par vélo taxi dans Dakar kon catastrophe la déjà am na fi te loolu du dëgg du yoon même dans les régions dañ ko war a tere fexe nuñ ko changer à part des tricycles ñetti roues moo gën a wër ñaar xale yi xañ ñu leen liggéey dañ bëgg ñu liggéey ci sécurité bañ di dee comme des mouches dans les hôpitaux et sur les routes suba ngoon nga gis hôpital bu ci nekk am na kiyam benn salam pour les vélo taxis bon bref Alassane li mu doon wax sànq ci affaire permis dama ci bëggoon dugg tuuti rek avant bi may yegali parce que dafa wax xam-xam boo xamante ni bi bu may boo ne ingénieur informaticien la parce que bu ne moom puce boo xamante ni bi xamul lu ci nekk mënu koo nangu c'est parfaitement vérifié gis nga tey ji bu ñu dee def permis à point soxlawul ñu laalaat permis yi parce que puce baa ngi ci c'est déjà préparé pour ça donc la mu doon bañ moom gis na ko avant même ñu koy wax fi mu nekk nii bu ñu bëggoon permis à point permis yii duñ ko changer parce qu'il y a une puce dedans qui prévoit la suppression et la restitution des points ñun d'accord uñu ci affaire yokk bii les documents de transport et non pas les titres de transport qui sont des tickets encore une fois je le répète titre de transport ticket la document de transport moo am loolu la ñuy jàngal policiers yi loolu la ñuy jàngal gendarme yi document de transport wala pièce afférente à la conduite automobile ñoom loolu la ñu jàng ñu ngi leen di dëggal ci loolu moo am document de transport document administratif de transport alors mais pas titre de transport ba chinois ba anglais lépp moom mooy ticket contrat bi am entre kiy transporté ak ki ñu transporté léegi boo xamee ne ci li Alassane doon wax permis bi déjà defar nañ ci loo xamante ni yow xamuloo ko nan nga koy mën na nangoo te xamuloo ko léegi li tax ba ñu yokk prix yi
ça pose problème parce que ñoom FDS yi force de défense et de sécurité muy gendarme policier douanier et cetera li ñu njëkk a proposé mooy ci solution yi solution pour lutter contre l'insécurité routière mais aussi pour lutter contre la corruption mooy la ñu yombalal accès à ces documents là ñi nga xam ne ñoo ko yellool maanaam fexe ba mu yomb financièrement mu yomb ci procédure bi démarche yi nga war a def pour jot mais ñoom ñoo ngi koy gën a jafeel dañ ko doublé ko mais ñooñu kon xamuñu fu ñu jëm donc dañuy yokk insécurité routière nu ñu koy yokkee mooy dañuy yokk fraude dañuy yokk corruption waaye loolu nag ci insécurité routière bu ñëwee bu ñu bëggee wàññi insécurité routière ba pare di yokk corruption di yokk fraude oto yi gën di jalgati fan lañ jëm ak loolu. dañ ci ñëwaat bëgg lii ba pare bëgg contraire. dañ ci ñëwaat ñu jox kàddu gi Mor Souraj Mor dafa am affaire boo xam ne man moment bi nga xam ne ñu ngi yokk accident yi di wëy di gën di law nit ñi di si ñàkk seen bakken Margué def na ay campagne sensibilisation mais chaque année ñu am semaine prévention routière man dama bëggoon xam ndax dafa am loolu maanaam dafa am corona dañuy ne corona business xanaa dafa am business si semaine prévention routière chaque année benn yoon ñu envahir garage yëpp ngay dégg est-ce que sécurité routière dafa yem ci benn fan wala benn semaine pour ñu wàññi fi accident yi. da nga may téw rek ma laal tuuti ci li sama mag Alsaan wax ak Karim bi ñu waxtaanee mag Alsaan mu ne ma ministre bi nee na xamul dara ci projet bi dañ ko joxe looy caabi damaa ree mu ne ma lan la ma ne ko man de grand mu ne ma ne ko loolu gëw ma ko xëy na nag loolu la ñu teg ci sa loxo mais ba ñu demee ba ci biir ba mu demee Ndar joxe oto yi ba muy ñëw ca la dugg ak saaka doom ñëw Dakar xam na li muy def wala xamu ca oto ba la dugg man kay bu fekkee wax na ak Alsaan muy acteur ma ni ko xawma li ci xew war naa bala maa duggaat ci projet bi woo Alsaan ni ko lii tax ma di ci dugg waaye ba mu demee gaaru ceeru Ndar ca la dugg Ndar ba Dakar nañ ñu bàyyi ndax transport lu mënta ñàkk ci réew la mais boole wuñ ko ci seen i itte ndax suñu taxawaay lii Karim waxit ci commission boobu loolu mooy mbalee transporteurs yi ca suuf la ñu bind ni waa commission bi ñoom administration xëy na ñoom xam nañu oto bis bu ñu demee ba war a wax ci renouvellement danañu seet ku ñu jàpp ni am nga ci xam-xam xam nga loolu lan la pour écarter ku mel ne Alsaan wala Abdou Karim Seck bi nga xam ne bu ñëwee bu luy yàq transport mu lànk fu ñu jaar xam nañ ko lii nga wax ci accident yi def nañ ci ay émission def nañ ko ci dama ni ca tolérance zéro ba sunu joon yàlla tey lu réglé wu dafa mel ne dafa xam ba accident yi buntu bañ a war a jaar pour régler accident yi la ñu yorewul nañu wax ak ki nga xamante ni dafa lang ci oto takk mbaal ba xëy suba toog retraité ñu xam lu tax accident yi bari léegi ca bu njëkk amul woon wax nañ leen ni y a un problème de formation réew moo mënti dem ci àddina am permis du tax nga nekk un chauffeur professionnel dafa am cursus booy topp ba ñu valider ko nga doog koy nekk bañ accident yi mi ngi gën a am lu ñu régler dara ca feeg ñi ngi ci yoon wi ñu jaar pour régler accident yi lu xew danañu génn permis à point transporteurs yi lii danañu leen tëj tolérance zéro mais du ñu régler dara accident yi day gën a am nee naa la nañu wax ak ñi ñu war a waxal ca bàyyi di wax ak koo xam ne kii du la ni mukk déet ndax xëy na li nga yor am na lu mu bëgg nga defal ko ci lii nag di transport moom sama wax du ci jóg di nekk leen feeg defuñu ay assises u transport acteurs yi toog ñu xool li ci yàqu xool lu tax Sogeca ak Sonaga tëj xool lu tax transporteur nangootu la jënd oto xanaa ñu naan ko dañ lay jox oto feeg defuñu loolu lu leen neex mën nañ koo def mais duñu réussir dara la réalité mooy jàng nañu ñoom xëy na waaye ki nga xamante ni ci lii lay dund su demee ba am ci jafe-jafe nga yaakaar ni sa njàng ma nga jàng mën na koo régler du régler dara accident yi ñaanuma ko yàlla waaye yoon wu koy régler amul waaye nag kañ ngay dégg état wax ci accident bu amee ñu faatu rek ñu daal di génn daañu def chauffeur bi lii. daañu def lii médecin après la mort. accident bu mujj bi ñaari chauffeurs yi gaañu nañu nga yaakaar ni ñooñu ba ñuy jóg dañu doon rey seen bopp nañu bàyyi di indexer transporteur bi ak chauffeur bi li ñuy jariñ ci réew mi bu ñu xëyoon taxaw réew mi attanu ko ñaata société ñooy dund ci transport carburant ak leneen assurance yi ñaata nit ñooy déplacé aussi ñun rek ñooy secteur boo xam ne bu ñu taxawee ñëpp taxaw médecins yi sax bu ñu taxawee te ñun taxawuñu dana am ñu dem liggéey nañu jox transport gëddaam
mais nag yow bu fekkee da ngay ab jeeg nekk ci kër di sëy mu wóor la ni ko la fase da nga la baara sëw ji ca saay wuñ la nee demal nga dem buñ la baara sëw ji nga dellu si ca doo teg condition lu njiig njaaga te njaay njaag ca ñun ñii la. ni ko Basirou Ndiaye nag doon waxee benn ba sama xarit bi di doon naan transport daal daa mel ni leen lépp lu ñu def sa ginnaaw daal di tëju dafay mel ni dañ koy def contre yow te léegi dem nañ jamono boo xam ne état bi lépp lu muy def day exclure monde transport décider à leur place ba pare ñëw ne leen lekk leen loolu nag moo andi mooy feebaru transport mu ma ko doon wax benn yoon ci garde boo maraîcher may nuyu au passage waa Touba ñoom nag dañoo faral di seetaan émission bi auto transport gare routière bu Touba maa ngi leen di nuyu waaye tamit ak waa Ndar ak waa Kaolack dañooy faral di wax ne émission bi vraiment dañ koy seetaan di ko rafetlu donc nag Alassane sa xarit bi Mor Soulak nee na tey jot na tey ñu def assise transport mooy ndëppal transport. waaw teew loolu Mor yàgg na ko wax waaye loolu man dama si ànd comme état bi nag wax nañu ko to nangu see ànd ak ñun acteurs yi dañuy fexe ñun ndëpp xam nga day am kuy xam jinne yi am ñoo xam ni ñooy tëggal jinne yi ñun dañuy ut sunu sabari bopp ba pare nun xam jinne yi way leen yaa ngi dégg duñu bàyyi état ba fële. si naka nag si naka. loolu mooy naka mooy ñun danañu fexe ut assise yoo xam ni ñun ñoo koy créer suñu bopp parce que état bi gënuñoo bëgg lu baax te kuy wax pour accident ñàkk am defe naa ñun ñoo ci war a jiitu waaye nag accident boo gis am na lu ko am na cause mooy wax naa ni tali yi léeg-léeg ñuy lim kilomètres yi nga xam te ni bii tali nañu ko. déet waay. waaye tali yi lu muy gudd mu yaatu te gàtt moo ko gën toujours dañuy wax accident yi te lii indi accident yëpp duñ ko wax tali boo xam ne bu oto yi croisé ak moromam kenn ku ne sa rétroviseur day laal sa rétroviseur morom loolu accident mënu see ñàkk man benn tubaab nee na ma yéen chauffeur Sénégal yéen a man ci àdduna ñu ngeen di xëyee daw ba ngoon te accidenté wu leen yéen donc yéen a ko man bi des nag ma leeral benn affaire ci renouvellement bi nga xam te ni état bi mu ngi koy def ñun ñëpp a xam ni saa yoo xam ni état bi jël na monopole transport bay boon ñu xam ne nag li si des mooy di leen rey par benn parce que boo gisee mu jël Sénégal dim dikk placé leen ci Sénégal gépp jël renouvellement parc bii mu wax nii du renouvellement sax renouvellement da ngay jël oto bu màgget jox ko bu bees mais ñoom dañoo ñëw di renforcer parc bi bés bu ñu demee nag ba nga xamante ni bii bu transporteurs yi maree ba téye seeni oto état bi dellu gannaaw bu ñu amee ba jël monopole transport képp koo xam ne yoroon nga oto bu màgget danañ la gaare parce que loolu la ñu jël décision boobu la ñu jël. suma réalisateur mu may signalé ne ma jur li ñu desee ci temps. ma gaawal ko mooy président regroupement boo xamante ni bii yaa ngi jël si oto 14 places yi war nga chauffeur ya la fal parce que dañuy wax oto bi 25 millions lañ koy jaayee ñu ni non 19 millions lañ koy jaayee ñu ni 30 millions yi dañ la koy dencal épargne boo xamante ni matal nga jël sa 30 millions doo ko jël parce que oto bi mënoo ko fay ba mu mat balay 19 millions yi di mat oto bi dee yow lañ la doon dencal te sa bor matul duñ ko récupérer moo tax ñi musuñu parce que dama yaakaar lu nit ñàkk xam-xam buñ lay nax nga war ko xam moo tax ma ni oto yi bu ko président regroupement yi jël président regroupement yi oto yu màgget yee leen fal nañu fexe ba état bi jël oto yu màgget yi jox leen ñu bees waaye kon regroupement bu si jël oto ñu isolé ko fële ni la na client yi dem dugg si oto bees bu màgget yi dee war nga ña la fal. sa kàddu gu mujjee la kàddu gu mujjee gi nag acteurs yi loo leen di wax ci kàddu gu mujjee gi mooy ñu ngi Colobane gii def nañu émission ba pare ñu ngi continuer di réunion danañu woo acteurs yi transport yëpp nu daje la Ablaye Wade waxoon ni saa yoo xamante ne bii transport taxaw na Sénégal perte nañu 7 milliards booy ndooy mu ne ma 7 milliards réew mi attanu ko par jour loolu nag mooy ñàkk xam suñu bopp ñun bu ñu xamoon suñu bopp kenn duñu tooñ ku ñu tooñul nga bàyyee ñoog suñu bopp kon nag dinañu woo képp kuy dund ci transport ndax kenn ku fi nekk am nga bés boo xam ne la sa génne mooy ànd. kon fi ngeen jëm nii taxaw ngeen jëm. fi mu ne taxaw lañu jëm ci loolu la ñu nekk bala ñu koy def nag foog transporteurs yi ak chauffeurs yi ñuy dund ci transport jox nu mandat nu door a def préavis bi te ci loolu la ñu nekk pour convoquer ko dinañu woo ci seen syndicat yëpp nu bokk daje. Karim bu nu bokkee daje ñu jox ñu mandat ñu def préavis bi déposé ko ñu ànd ak état bi delloo ko gannaaw ci li mu nekk bàyyi ñun ñu dund ci transport bi. Karim waxtu bi xoj na kàddu bu mujjee. waaw jërëjëf félicitations merci beaucoup secrétaire général parce que loolu moo doon kàddu gu mujj gi en fait parce que fi ñu toll nii taxaw moo gën dem ndax jàpp-jàpp gi am ci tali bi ñëpp a ngi koy joytu
chauffeur fi mu ne nii sonn nañ ci contrat yi bon yi ñu amee kii bi ñu amee convention collective bii ñu amee nii chauffeur bu ci signé contrat du baax ci yow nañ waxante dëgg donc réclamer contrat du fajul problème bi il faut ñu yokk salaire yi il faut ñu defal leen IPRES CSS caisse sécurité sociale ak itam IPM boo xam ne bu ñu fajoo bu ñu feebaree ak seen njaboot feebar ñu mën cee faju contrat rek du solution bi parce que contrat bu amulee itam contrat am na ndax contrat à durée indéterminée la loolu avantage sax chauffeur bi la booy xool mais par contre avantage yi nga war a am muy d'abord salaire bu baax ak ñett yi ma la wax foog chauffeur am ko loolu nag fekk chauffeur yi yàggaguñu foofu eh bien problème dina bari te accident yi itam bokk na ci loo xamante ni loolu mi ngi yokk accident ndax conditions yi bon sa xel nekkul ci liggéey correctement alkaati yi di la jàpp ñoom itam ñu war a changer seen conditions itam parce que ñun dañ leen di waxal parce que bu ñu sañoon la ñuy jàpp ñu am ci dara comme ni ko douanier yi defee ni ñu koy defalee itam su koy foree tàggool boog waaw kon nag lii secrétaire général wax rek Alassane moom laay delluwaat baamtu ko nañu déglu syndicat bi ci mot d'ordre yi muy joxe te nag bi yoon vraiment ñu déglu ko jëfe ko ñi nga xamante ni itam xëy na sax bokkuñu syndicat bi bu fekkente ne li ñuy woote gëm nañ ko muy booloo doon benn ñu fekk ci lii nga xamante ni moom la SG di woote dinañu réunir bu ci kanamee bu soobee Yàlla waaye ñu ngi koy tàmbalee ci la ñu dogal ci administration bi fële yokkum permis yokkum carte grise ak plaque ak yeneen yi loolu foog mu dakk nañ ko arrêté dellu ci ancien tarif jërë ngeen jëf. Mor Sourang sa kàddu bu mujjee. waaw man waxtu bi xaj nañu. damay interpeller directement le camarade Alassane Ndoye parce que dafa bari ñu may woo téléphone ana Alassane Alassane transport feebar na wooteel wool kuy syndicat wool kuy transporteur la ñu ñëw toog ñun dëpp transport waaye maa ngi wax solennellement ni dana am ñu dul ñëw ndax am na ñoo xam ne ñi ñoom danañu pare pour yàq loolu waaye nag li ëpp ci mbooloo mi bu ñu àndee gëm naa ni li ñu bëgg danañ ko am man daal bëgg naa bu ñu jógee fii suñu itte doon kuy secrétaire général xam naa ni am nga woyof ga demal ca moom wax ak moom jox ko loxo waa afteeg ñëpp nañ leen woo ñu toog waaye nag dafa am lu ñu yàgg naka de da ngay def sa plateforme ba ñëw ñu signé lépp nga génn ñu viré à gauche dama am nag xalaat bu ma am bii yoon bu ñuy def plateforme na am ay points saillants mu nekk conditionnalité pour ñu toog ca taabal ja premièrement Sénégal dem dikk na taxaw loolu mën nañ ko taxawal 2000 francs yi ñuy fay ci PSE nga xam ne teguwul fenn di entretien nit matériel am nañ ko dindi lii nga xamante ni mooy serveur bi nekk ci centre contrôle technique nañ ko dindi andi numéro vert ñett yooyu nañ ko def conditionnalité secteur yëpp gis ci seen bopp ñu nangoo toog sur la table de négociation bu ñu nanguwul a ñàkk dara du ñu am dara ndax ñii duñ ñu may dara jërëjëf Alassane soññaat naa la jógal. waaw gis nga Alassane sa mbokk bi soññaan la looy wax nag. ci kàddu bu mujjee suma kàddu gu mujjee rek mooy di ñaanal ñëpp yàlla defal ñu jàmm defal ñu wér man nag li may wax rek mooy li ma waxoon démb moom transport moom du ma leen war waaye nag man waxuma ni duñu ma war ndax def nañ ma ko defati ma ko waaye nag sant naa yàlla man ku ma àndal ku ne fas ki yéene naa du ma la war waaye soo ma waree nag man ma defeek yàlla du ma découragé nag di woote loolu ngeen wax dinaa ko def te it loolu xam ngeen ni waajoon naa ko ndax ku fi gis assemblée générale bu mujj bi décision yi ñu fa jël xam nga ni ku bëggul a continuer si transport doo ko def ay millions nga jël ko def ko si dajalewaat nit ñi kon xam nañ ni loolu ba léegi maa ngi si position bi ma nekkoon léegi nag li ma leen di wax mooy comme ni ko gars yi waxee rek danañu waat ñëpp mu ngi mel ni nag comme ni ma ko waxee ni ma intéressé woo si syndicat bi fi mu ne mu ngi mel ni ba ma koy door a jël 2000 noonu ma ko bëggee woon nga xam ni ku am boobu bees yàkkam di nga asamaan seet ba nga sol ko foofu laa toll tey si syndicat bi kon dinañu woo ñëpp na ñëpp préparé wu xam ne Alassane Ndoye dina ñëw pour taxawaat ci kanam mbooloo mi. mbokk yi seen émission ëttu transport jeex na tàkk waxtu bi xoj nañu may gërëm di sant képp kuy acteur du transport routier rawatina ñu bokk ci syndicat national des transports routiers du Sénégal am na ñoo xam ne mënu ma leen bañ a lim nag ku ci mel ni Basirou Ndiaye moom nag Ndiayeen la waaye nag ceeb bi yàkkamti woon depuis weeru koor bi ndax temps koor gi moom bu doon gis ceeb bu doon kii rek day découragé day sëgg ak sama xarit bi lii moom tamit Assane lii bi nga xam ne nag ci émission bi def na ci kattam di jéem a def lu ne pour que émission bi mën a am ak ñëpp ñi nga bokk nga xam ne ñoo bokk ci syndicat national des transports routiers
jóge ci boobu maraîcher ak fépp si Sénégal di ñu seetaan ñu ngeen xam ne émission bi lépp lu ñu fi def bu leen jàpp ne nag saaga la wala tooñ la dañoo bëgg transport Sénégal dox parce que ku négliger transport négliger nga réew na ngeen def seen bopp ne transport mooy doxal réew ku ko deful day dellu ginnaaw ñaari mbir moom transport ak jàng yar dafa nekk lu am solo ci biir réew te bu ñu deful amul transport doo mën a faju ji doo mën a def dara kon nañu dimbalante defar transport bi ñoo ko moom ñu leen gërëm di leen sant di leen dox di jaje altine bi di ñëw seen beneen numéro auto transport wasalaam